yéen mbokk internet yi Kër Moussa Info TV daf leen andi lu bees lu jëm ci wàllu sport dañ leen dugal ci saal yi wax leen lan moo fa xew ci wàllu sport lu ci mel ni navétane yi lu ci mel ni championnat yi lu ci mel ni basketball volleyball ak bépp art martiaux boo xamante ni am na fii ci Kër Moussa ak li ko wër lu ci mel ni karatéka lu ci mel ni taekwondo ak yu mel ni yooyu man ngeen fekk ci Kër Moussa Info TV sur YouTube wala ngeen woo ñu ci 77 631 55 31 wala boog 76 131 18 18 ak Kër Moussa Info TV benn information ci sport du leen raw. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal yàlla waaw man coach Laye laa tudd dëkk à Kër Moussa nekk ci référence basket club de Kër Moussa mu nekk benn centre académie bu nga xamante ne ñu ko créé en 2006 avec ay collaborateurs yu nekk ci dëkk bi bëgg sport di ko def mu nekk loo xam ne nii étude sport moo tax ñu créé ko boobu ak léegi yàlla mu ngi ñuy dimbali ñu ngi ci di liggéey ak xale yi. di ñaan yàlla mu defal leen jàmm defal ñu jàmm ci lépp loo xam ne ni dañ koy liggéey. waaw début bi xawoon na compliqué xawoon na métti parce que ngay commencé un projet bu nga xamante ne nii basketball la ñu bëri comprendre ñu ko situation yi doon na compliqué dañoo commencé ci ay daanaka ay 5 élèves mais tey ji tey mën nañu lim ne am nañu dans les 100 et quelques élèves kon loolu sant yàlla la. ñoo ngi promouvoir li nga xam ne nii mooy basket bi ak li nga xam ne nii mooy sport étude bi donc loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu war a def ci avenir bi mooy ndaw ñi donc ñu dimbali leen ci loolu moo waral création bi ak yooyu. ok ci côté coaching nit ki saa yu ñëwee rek di soog a gane si day doon un débutant si kaw noonu mu nekkee débutant da ngay defar yar bi soo defaree yar bi ba noppi. nga soog a def ci moom sport parce que ku ne xam ne ne yar ak sport ñoo ànd aussitôt nga bëggloo ko li nga xam ne ni moom mooy am njàngam wala ab liggéeyam maanaam da ngay agencé ñaar yi mooy étude bi ak sport comprendre nga loolu mooy li nga xam ne ni noonu la ñuy liggéeyee bon ci catégorie yi am nañ fi ay débutants am nañ fi ay débutants yu góor am nañ fi minime am nañ fi minime fille minime garçon am nañ cadet am nañ cadette am nañ junior am nañ senior waaw senior bu jigéen daal laa xam ni moom amu fi d'autant plus que nekk nañ ci dëkk boo xam ne nii bu mel ni Kër Moussa xale yi ak mag ñi ñooyam bëgg nañ sport ku ne xam ne ni ñuy supporter sport waaw ñu nekkoon ci championnat bi ren mooy suñu première année championnat ñu dem yàlla dogal ñoo jël 3e ci poule bi à la limite dañoo mujj toog génne ci compétition bi loolu moo waral tey ñu ñëwaat à la base pour liggéey suba pour bu ñu demaatee déwén nekk ci tournoi monté bi parce que c'est pas évident aussi nga nekk benn club bu buy soog a dem championnat nga am ay victoire ci parcours bi waaw loolu la ñu ñëpp ji jaajëfale mais liggéey boobu dañ ko xeeb ñun yàlla dogal na dinañ ci gën a travailler ñu gën ci yokk liggéey bon loolu la ñuy ñaan yàlla. ok léegi waxoon naa la ne la xale buy soog a ñëw ngay focaliser wu ci yar ko d'abord bala nga koy jàngal quoi que ce soit léegi ci kaw loolu. yar bi dañ koy def nit ñu ko jàngale si kaw leneen li mooy comme li nga wax ci côté moyenne bi ko amul moyenne ci côté bi ngay jànge doo basket comprendre nga dañ lay renvoyer nga dem wuti moyenne après nga ñëwaat ci centre bi soog a di commencer waat basket parce que soo amul moyenne mënoo basket donc loolu day tax xale bi nga xam ne ni moom bëgg na basket soo ne ko soo amul moyenne ñu si bëri si ñoom parfois dañuy font seen njàng ba amuñu moyenne mais suñu leen dàqee da ngay gis ne dañuy doubler sax moyenne bi ñu doon am kon loolu mooy solo bi nga xam ne ni am na ko ci côté éducation donc loolu mooy affaire bi. au fait matériel bi dañuy wax ne amu fi te nekk nañ ci ay situation yi nga xamante ne ni dañuy dem avec les moyens de bord ku nekk xam na ne nga yor ay 100 et quelques xale bëgg di taaba ay matériel loolu du sotti boo xoolee terrain bi ni mu mel nii gis nga ne lu bëri dafay manqué
comprendre nga daanaka liggéey bi li ñu war a accompagner ci matériel musuñu ko am mais booy yi li ma leen wax chaque jour mooy boo amul mbir maanaam boo amul luxe da nga koy compenser ak jom boo amul li nga bëgg da ngay bëgg li nga am kon ci jom boobu noonu ñu ko compenser moo waral tey ñu ngi ci suñu 8 sorties yoo xam ne ni xale yi fii lañ jàngee basket dem à l'extérieur du pays ñu ñaan yàlla loolu mu dimbale ñu mu continuer comprendre nga donc moyens yi moom amu fi basketteur nag wala centre académie nag mënta dàq ki nga xam ne nii da lay indil moyen wala ki lay indil xam-xamam wala ki lay may alalam donc ñii ay xale lañu yu mat a jàppale ñuy woo suñu ay autorité suñu ay première autorité d'abord di woo képp koo xam ne nii ci wàllu sport gëm nga ko nga jàppale ñu si waaw à la limite gisuñu benn yoon fu ñu suñu commune jàppale comme ñeneen yi ni ñu koy defee ci yeneen boor yi ci yeneen côté yi am na nit koo xam ne nii mënuñu koo ñàkk tudd muy monsieur Lota Ndiaye depuis club bi bu mu déparé moom mu ngi ciy jàpp ak ñeneen ñoo xam ne nii mën nañu bañ a tudd seen tur comprendre nga ku mel ni Daour Diakhaté ku mel ni Yankoba Diagne ak keneen ak keneen ñooñu ay bonne volonté lañ yoo xam ne ni ñoom dañuy jàpp ci seen doole comprendre nga waaw may saluer de passage di la wax ni club bi dafa nekk club boo xam ne dafa formel am un président am ay vice-président am ay membres malgré que am na ay membres fondateurs am na bureau am lépp donc Boubacar Ba monsieur le président ñu ngi koy ziar de passage di ko jàll doomam ji nga xam ne dafa wàññeeku parce que dafa amoon dëj fan yi xam naa loolu moo tax sax fekkoo ko fi mais moom su musaan ñëw Sénégal rek day daal di ñëw comprendre nga noonu la fa affaire yi demee mais autorités yi moom dañ ñoo fàtte carrément dañ ñoo zappé carrément si niveau Kër Moussa. ok xam nga yëglu bi weesuwul su ma la waxee liñ fa dem boo ko xaymaa ëpp na 10 fois foo dem 10 fois nag jëlee woo fa njëriñ mieux vaut nga toog à la source nga liggéey nga am jom dem nañ fa demati fa yëglu nañ yëglooti mais sottiwul amul benn aboutissement kon donc liñ mën a def mooy ñu toog xaar comprendre nga. kon daal ngeen gën a yeesal. ñu gën a yeesal suñu ak jom di gën a yeesal yëngatu bi di gën a yeesal di ñaan yàlla aussi mu boole ñu ak ay autorités yu nga xamante ne dañuy gëm sport parce que sport ku nekk xam na ne moom moo mën a développer réew ku nekk xam na ne étude moo mën a développer réew donc yàlla mi ngi ñuy dimbali bon ñu ngi am conscience su dem avec les moyens de bord li ñu am loolu la ñuy demee malgré que doyul mais ñi ngi ci liggéey bi boo xoolee tey ji xale yi normalement gis nga ni ñu bare ku si nekk waroon na mën a gàddu benn balam mais loolu si àdduna mosuñu koo am kon donc dañuy partager bal yi te partager bal yooyu noonu perte de temps la parce que ay ballon kese nga fi gisoo fi leneen lu dul ballon te basket nekkul ballon rek moo ko mën a def am na polo am na dossard war nga am élastique war nga am tous les matériels yi nga xam ne ni xale yi gis nga daal yi ñu sol baaxul te ñun ñoo leen koy jëndal fii par des cotisations nangam di taf di yëngal affaire yooyu waaw ñooñu ku si mel ni Modou Fall moom mu ngi def dara ku si mel ni Mor Kane ku si mel ni Massina ku si mel ni Jean Pierre Ndak Moustapha xam nga booy ñoom ñëpp ñu ngi def ay effort malgré que ay bourse rek la ñu am parce que ay ndaw lañu yuy jàng ba léegi nekk guñu ci ay professionnalisme nekk guñu ay professionnel nekk guñu ci club yu mag yi ñu ngi leen koy ñaanal yàlla loolu ñoom xam naa ne kuy am bourse di la ko jox nga koy jëndee ay ballon suba su amee contrat kon kenn du ko waxati comprendre nga mais nag li gën a neex mooy autorité bi moom mu am affinité ak li nga xam ne ni mooy sportif bi parce que autorité bi maanaam maire bi fi nekk ak maire bu fi mën a ñëw soo dimbalee sport ba benn sportif génn ci nekk professionnel yow loolu sa loxo mi ngi ci lu baax loolu sa ndam lay doon te fu ñu koy tuddee dañ lay tuddaale parce que mus nga koo jàppale mais imagine toi 2006 ak nëgëni ñu seetaan ñu ak xale yi ñuy def di dindi di nekk di ci ay moyens yu nga xamante ne xale yi boo leen xoolee da ngay gis ne talent am na seen talent dafa laqatu te li koy dindi du lenn lu dul ay nit ñu engagé wu. ok loolu formation la lépp loo si gis formation la parce que ni ma koy defee noonu la ko coach Madou di defee man maay moom mooy man ñun coach yi ñun ñëpp ku nekk tey jii tey benn lañ mais chance bi ñu am mooy 2006 bi ñu dugg ci basket dafa fekk ñu doon basket biñ nekkee ci basket ba comprendre lan mooy basket dañoo nekk di pratiquer xam nga
formation bi gën a intéressant bi gën a doy waar mooy pratique ci pratique boobu noonu lañ nekk ci ba biñ sentiré ne nag Sénégal loolu moo fiy dox këyit moo fiy dox léegi dañoo dem wuti ay diplôme ñu dem def ay formation si bi ñu jógee formation du ñu dem feneen fu dul Kër Moussa bi ñu am on est revenu à la base di continuer liggéey bi ñu ngi si te ñun ñu ngi fi te xamuñu kañ la ñuy dem comprendre nga tant que yàlla dogalul comme li ma la wax ñu am ay réussite suñu amee réussite sax fi la ñuy des waaw kon ñun fii la ñu xam fii la ñu bëgg kon Kër Moussa Forever ñuy ñaan yàlla li ñuy bébét rek yàlla nañ ci yàlla fekk si comprendre nga de passage aussi am na ay footballeurs yu fi nekk ci club bi Maguette Thioune nekk la présidente nekk nit koo xam ne tamit moom ku gëm sport la nekk jigéen ñu koy ñaanal yàlla tamit moom si li mu nekk ñun ñu nekk ci ñun ñu doon benn basket Kër Moussa ak football Kër Moussa ak bépp sport de Kër Moussa mu am réussite yëpp amandoo réussite su ko defee dinañu xam ne sport am na njëriñ ci dëkk bi parce que damay wax booy ne leen góor gi si Dieng moo tax ñu xam Kébémer kon ñun suñu amee ay internationaux day jaay suñu Kër Moussa day jaay Sénégal day jaay monsieur le maire day jaay képp ku fi dëkk day jaay autorité bu fi ak ku dul autorité kon loolu am na solo. c'est-à-dire Kër Moussa Info ñi koy doxal c'est des frères yoo xam ne ni ñun bi ñu leen xamee ak léegi ci liggéey lañ leen xam ak jaamu yàlla ak bëgg nit ñi ak nekk ci seen liggéey te bi ñu nekkee ndaw ba léegi ñoom ñu ngi ci seen travail ñu ngi ci seen entrepreneuriat ñoom du ñu def lu dul di leen ñaanal yàlla vraiment suñu sañoon tey jii dañ ñuy gis Kër Moussa Info nekk Kër Moussa TV nekk Kër Moussa rajo nekk ay infrastructure électronique yu mag a mag yoo xam ne ni te ñun ñëpp xamante nañ de passage ñu ciy nuyu suñu xarit bi nga xam ne nii mooy Abdoulaye Wade qui n'a jamais cessé te moom bu nekkee ci wàllu média tey ku ne xam ne ne il était le plus grand gardien bi nga xam ne ni moo nekkoon fii dans les clubs et dans les navétanes xam nga mu nekk nit koo xam ne tamit biñ ko xamee ba léegi ci leadership lañ ko xamee ci jaamu yàlla lañ ko xamee ci bëgg liggéey lañ ko xamee ñu koy ñaanal yàlla moom it li mu bëgg ci Kër Moussa Info mu am lu kawe loolu njortam yàlla mën na ko yàlla def au fait ñu leen di wax yóbbante boobu bu ngeen yeggee ngeen waxal ñu ko parce que mu ngi liggéey bu am solo parce que bu ngeen ñëwul woon Kër Moussa Info bu ñëwul woon jël ay information sport day mel ni mosu leen def sport Kër Moussa bu ñëwul woon def lu baax day mel ni directeur bi mës sa baax comprendre nga donc kon tey jii ay nit yu mel nii lañ soxla ci suñu secteur yoo xam ne nii dañuy gëstuwaat fi ñu jóge woon ginnaaw parce que mënoo jóge sport te doo jàppale waat sport mënoo jóge ci mbaax te doo jàppale kuy def lu baax kon donc yóbbante boobu ngeen yóbbul ñu ko suñu xarit suñu doomu nday monsieur Ablaye Wade ngeen xamal ko ne ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw ñu ngi ci jégalu bu baax a baax. non amul solo léegi ñun ñoo leen di jégalu parce que lii yombul d'autant plus que ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal yàlla Sénégal jàmm di ñaanal Kër Moussa TV mu am jàmm référence basket am jàmm et ses dirigeants ak képp koo xam ne ni yaa ngi ci àdduna bi ñu leen di ñaanal yàlla defal leen taysir ak tawfiq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Kër Moussa Info Forever jaajëf. yéen mbokk internet yi Kër Moussa Info TV daf leen andi lu bees lu jëm ci wàllu sport dañ leen dugal ci saal yi wax leen lan moo fa xew ci wàllu sport lu ci mel ni navétane yi lu ci mel ni championnat yi lu ci mel ni basketball volleyball ak bépp art martiaux boo xamante ni am na fii ci Kër Moussa ak li ko wër lu ci mel ni karatéka lu ci mel ni taekwondo ak yu mel ni yooyu mën ngeen ñoo fekk ci Kër Moussa Info TV sur YouTube wala ngeen woo ñu ci 77 631 55 31 wala boog 76 131 18 18 ak Kër Moussa Info TV benn information ci sport du leen raw.